ndorteel li Bakary Samb la docteur Bakary Samb nekk directeur Timbuktu Institut. Docteur Samb gannaaw bu ma la delloo nuyoo nan nga jàngatee li nga xamante ni di tey xew na ca Burkina Faso ndax mën nañ wax ni lu leen bett la ndax bu ñu xoolee ba Blaise Compaoré demee ba tey xëy na xel daloon na ci yenn yi. waaw maa ngi lay gërëm toujours ci dalal bi li xew Burkina mën nañu dugguleet ndax comme ni nga ko waxee atum 2016 songoon nañ leen ci café boobu ñu naan cappuccino ba ñu ko defee waa almorabitul wala alqaïda au Maghreb islamique am na ñu ko revendiqué woon mu mel ni Burkina Faso dafa am lu mu représenté boo xoolee Burkina dëkk la boo xam ni jullit yi ñoo fa ëpp 62% wala 61% mais nekkin ba ak ñi nga xam ni bokk ñoom diine dafa nekkin bu rafet mu nekk dëkk bu ñuy cité toujours ci tolérance ci dëkk boo xam tamit ci wàllu citoyenneté. beneen affaire bi mooy Burkina Faso dafa nekk tey terrain boo xam ni dafa mel ni groupe djihadiste dañu jóg ngir expérimenter fa lu bees mooy nu ñu mën a fexe ba li nga xam daan nekk ay song bu laal dëkk bi laal beneen dëkk ñu def ko tey mu nekk des attaques transnationales tey boo xoolee lu mat juróom benni groupe djihadiste ñu ngi Burkina Faso di fa def ay musiba Ansaaru Diina nga fa Front de Libération du Massina ma nga fa Al-Qaïda Omar Islam ma nga fa ak Ansaarul Islam nga xam bu bees nga xam ni ki ñu naan Cheikh Bourahima Dicko moo ko sos nekk ci bëj gànnaar réew ma def comme li Boko Haram def ci Nigéria di song ay l'école di song ay institution di song ay soldats donc attaques yi musul arrêté depuis 2016 mais aussi dafa nekk ci jamono boo xam ni 2016 xam nga sorewuñu ak diggante bi Compaoré demee ak diggante bi nga xam ne aussi nguur gu bees ñëw na tant que Compaoré mi ngi woon Burkina dafa mel ni dafa amoon lu xew li xewoon mooy jihadistes yi daanañ jéggi réew moom dem feneen daanañ gis sax Blaise Compaoré nga xam ni kenn ci conseiller am yi officieux ñu koy woowee Moustapha Wuld l'imam Chafi dafa nekk ko xam moo ko doon jàppale di négocier ak yenn terroristes yi bu fekkee dañuy jàpp ay otages occidentaux donc depuis boobu mbir mi changé na surtout Diendéré ak ñeneen yi nga xam ni xew na foofu donc ñoom li ñuy wër yenn saa yi mooy dëkk boo xam ni am lu mu wane ci wàllu modèle ci wàllu nekkin ci diine ci wàllu nekkin ci askan mu nekk nu sell démocratie jaar fa wala transition dëkk yooyu dafa mel day nekk seen cible lay nekk. te li ci am ba am mooy dafa changer lu bëri ci li nga xam ne dañu doon jàngate terrorisme ak ci wàllu risque yi ak li nga xam ne moo ci aju xëy na nañ ci biir waxtaan bi. wax nga ko sànq nekkul cong goo xamante ni fi mu ne nii am na ñu yëkkati seen loxo ne ñooma waaye bu ñu ko xoolee ak ba xewoon ci atum 2016 wax nga ko sànq daanaka dafa mel ni cong yi xaw naa nuru bay tamit li ci leneen li ci nekk itam barab yi ñu ko defee jege na ndax diggante tey café restaurant bi ñu song ak ba ñu songoon ci 2016 ñaari téeméeri mètre képp ci la toll yëf yi xaw nuroo amagul ñu wax mais est-ce que duñu njoxtu ni ña defoon ñoo defaat. xaw na nuroo en plus ci cible yi ñi nga xam ne ñoom la ñuy ciblé café bu mel ni Cappuccino wala hôtel bu mel ni hôtel Splendide wala tey li nga xam moo xew Istanbul soo demee Ouagadougou foofu expatriés yi ñoo fay nekk ñi nga xam ni dañoo fekk baax Europe wala États-Unis wala ñu liggéey ci organisation internationale yi ñuy wax sax ñàkkul ne am benn doomu France bu ci ñàkk bakkanam ci attaques yooyu donc ñoom toujours loolu la mooy barab yi nga xam ni parce que bu fàttali ne Al-Qaïda au Maghreb islamique mi ngi bi mu juddoo ci atum 2007 c'était pour jaayante ak Oussama Ben Laden ni ko ñun yow mën nga toppatoo li xew Moyen-Orient ak yeneen waaye ñun fi nga xam ni mooy Afrique occidentale wala fi nga xam ni mooy Maghreb nga xam ni intérêts occidentaux yi notamment français yi ñu nga fa ñun ñooy attaqué ñooñu donc dëkk yooyu day nekk dëkk yoo xam day nekk cible boo xam ni dañ koy faral di viser très souvent donc am na nu mu nuroo ci wàllu modus operandi maanaam ni ñu jëfandikoo ay fétal parce que yàgg bombe lañ daan def loolu ñu xamoon mais comme attaque bu njëkk ba Splendide ay loolu la woon bii tamit la même chose la ñu utiliser mu nekk loo xam ne rek yaakaar naa ni dafay changer ñi nga xam ni moom la ñi nga xam ni kaaraange ñoom lañ ko dénk ni ñu doon saytoo wàllum terrorisme. beneen mbir également ñu seetlu ko ndax tey bu ñu xoolee réew mu mel ni Burkina Faso mën nañu ne réew la moo xamante ni maanaam engagé wul lool ci wàllu militaire duñu gis yeneen réew yi ñu ci bari di xeex ba daanaka nga fay seen lu bari soldat yu Burkina ñu fay dem kon tey lan nuñ ko mën a sukkandikoo ba ni tey moo song maanaam nuñ mën a jàngatee song yi ñu koy faral di song te pourtant sur le plan militaire nekkul réew bu engagé lool. waaw ci ñaari anam lañ ko mën a analyser jàngatee benn bi mooy li ma waxoon sànq ni dañu soxla réew moo xam ni xëy na am na ñu bari frontière comme Mali rek bi ñu jógee Mali yaa gis fa lañ jaare attaqué Grand Bassam fa lañ jaare attaqué Burkina Faso fa lañ jaare aussi di menacer yeneen dëkk yi loolu benn la ci mooy jihadisme transnational boo xam ni bis bu lawee foofu réew Carrefour comme Burkina Faso tey Burkina
naam melu comme Tchad nga xam ni envoyé na soldats yu bëri yi ci MINUSMA et tout mais Burkina mi ngi ci MINUSMA bi mais Burkina boo xoolee tey ñetti front nga fa am na opération Sono nga xam ni ci bëj gànnaar réew mi ci di jëm ci wàllu penku ma nga fa di xeex ànd ko ak soldats maliens yi am na opération Tapowa nga xam ni ñoom ñoo ko ànd ak yeneen forces yi ak yeneen opération yoo xam dañ ko ànd ak des forces togolaises même donc dafa nekk zone tampon boo xam ni xëy na pour ñoom bu ñu ko laalee mën nañu laal yeneen réew yi beneen bi aussi mooy li ma waxoon sànq bu ñu gisee réew moo xam dafa dal réew moo xam ni ay diine yu bëri ñu nga fa waaye ñëpp a ngi ànd nekk ci jàmm réew moo xam ni xëy na démocratie wala transition bi mi ngi jaar ci yoon réew yooyu daf leen di faral di gêner parce que loolu dafa contre modèle bi nga xam ne ñoom moom lañ bëgg utiliser jubóo gi daal lañ bëggut lool. pas jubóo gi mais modèle nit ñi nekk ci jàmm modèle l'islam bu sell boo xam dafa ànd ak yiw musul indi benn jiix jaaxa loolu fu ñu ko gis dañ koy xeex te commencé nañ ko ci réew yu bëri ci seen i l'école yi ñuy créer ci seen i façon njàngale moo xam ni day noonale jullit ak jullit jël ñi teg ci kaw ñii dem ba ci xeex ci tarixa yi wala ñeneen loolu mooy seen modèle donc loolu mooy seen modèle donc dëkk bu mel ni Burkina Faso daf leen xaw a gêner ci modèle ba nga xam ne ñëpp dañu xam ci cohésion surtout ak médiation yi nga xam ne am na fa ak le Moro Naba ñëpp àndandoo boo gisee suñuy julli korité dañuy taxaw ni jullit ñi taxaw ni église bi daf benn rang ci kanam bañ pare ñu saafonte donc dëkk bu calme la réew yu mel noonu nag dañ fay bëgg indi jiixi jaxa tey ñu ngi taal ay woo xam ni ca bëj gànnaar réew mu ànd ko ak ansaarul islam boobu ak Cheikh Bourayma Diko am na ñaan sax faatu na wala faatuwul pour def comme lii Boko Haram di def di attaquer l'école yi nga xam ne dañu fay jàng wàllum nasaraan di attaquer ñi nga xam ne jubawuñu ak ñoom donc attaques yi musul cessé ci Burkina Faso depuis 2015 2016 boobu ba léegi ñu ngi fi mën a attaques yi dafa mel ni sax réew la moo xam dañ daan wax ne exception la ci wàllu jihadisme te dafa nekk daanaka loo xam ni dafa normal quotidien ñu ko gis tous les jours. ma ngoog dinañ dellusi ci wàllug kaaraange gi maanaam ni ñu gisee ni sunu réew yi daal ñu ngi koy fegoo pour mën a moytu bu baax a baax fii ci Sénégal nag yàlla musal nañu yàlla musal ba tey ci wàllu terrorisme waaye gis nañu ne nag teewul sunu takk der yeeg ñooñee ña ngay def seen kéemtalaay kàttan di fegu ak di moytu yenn yi bu ñu seetloo yenn ci tali ak yenn barab yi daanaka dinañ gis lu bare bari ay takk der di fa ne ngir nag mën a moytu ak fegu askan wi nag loolee dal na seen xel bu baax a baax Mame Birame Diouf lañ ci àndal. taxawaayu takk der yi ci yoon yi ak ci yeneen bërëb yu am solo doon na luy dalal xelu waa ji. su xel dal na parce que vraiment non seulement sécurité bi fi am mais ñun suñu dëkk yàlla dafay aar lu koy aar loo xam ne fii moo nekk ñun te vraiment dispositif bi gars yi jël moom sincèrement parler amuñu xaat ñaaw ni du ma sa am fii incha allah du ma sa am loolu moom man ragal naa ni moom yàlla mën nañu sutural ci loolu duñ ko def boobu waaw duñu am problème. man auto air contrôle bi sévère na mais loolu moo baax loolu boo defee loolu doo am li nga bëgg il faut que ñu continue ñëpp am coopération boobu di nangoo dugal si yoon bopp di nangoo dur gars yi ñuy wax aussi. soxna si di madame Coulibaly doon ab ivoirienne gu amal ay vacances am fii ci Dakar moom nee na nag taxawaay gi nga xam ne kat takk der ñu ngi koy amal rawatina patrouille gendarmerie di amal lu muy rafetlu la. je peux le dire parce qu'on a vu. fépp ci dëkk bi gis naa taxawaayu takk der yi patrouille yi nga xam ne nag gendarmerie sax mu ngi koy amal doon na luy dala sama xel. la sirène c'est persuasif. dafa fekk ni kilifa yi xam nañ bu baax menace terroriste bi am jamono ji ba tax kon ñuy gën a yokk matuwaay ak jumtuwaay ya nga xam ne ni ñu ngi koy amal lépp ngir fagaru. ministre de l'intérieur et de la sécurité publique moom sax ci fukk fan ak juróom-benn ci weeru mai bi ñu génn doon amal ab simulation attaque terroriste ci CES yëkkati woon na kàddu yi. c'est pas quelque chose de souhaitable. attaque terroriste kenn ñaanu ko yàlla waaye jàpp naa ni war nañ gën a fagaru góorgóorlu kon moytu bakkan rot li lépp nag bokk na ci li tax ñu mucc ci ab entraînement. bu mucc ayib. Qui peut nous donner ce résultat-là. Avec toute cette menace terroriste aujourd'hui, nous en Côte d'Ivoire on a eu à subir ça à Bassam. boo xoolee song yëpp terroriste yi di amal ci àdduna si bokk na ci ca Grand Bassam ca Côte d'Ivoire ba ca Burkina lu may ñaawlu la war nañu nag booloo bu baax ngir xeex bi kat gën a am doole ndax mbirum terroriste yi kat ñëpp la soxal ci àdduna si. song bi am ci ab café restaurant ca Ouagadougou doon gu mujj jamono ji doon lu ñuy ñaawlu di ñaan nag mu yem fii. di ñaan mu yem fii ñu di ko jaajëfal bu baax Mame Birame Diouf delsi ci ganu xibaar yi gis nañu dispositif sécuritaire bi matuwaay ci wàllu kaarange fii ci Sénégal noo jàngatee matuwaay ndax lu dal xel wala war nañoo dolliwaat. xam nga population bu fekkee dafa dend ak réew yoo xam ni dafa am musiba yu fa tàbbi day bëgg ku ko rassurer donc dispositif yi am na solo lool te yaakaar na am na ci yii mooy yi ñuy gis.
ci sama jàngat mooy li ñu gis parce que état sénégalais quand même am nañu expérience ci wàll woowu suñu force sécurité et défense bul fàtte ni fu ne ci àdduna bi tamit intervenir fa defe naa semaine bi defe naa FBI bu américains yi dañuy ñëw Sénégal pour lëlandoo ak ñoom am lu ñu jàng ci ñoom jàng ci ñoom boo gisee le président Macky Sall mu créé aussi le centre des hautes études en défense et sécurité le CHEDS général Paul Ndiaye ne ca ñuy def ay gëstu yu am solo Dakar di dalal toujours forum sur la paix et la sécurité boo gisee suñu l'armée bi ñu ci mel ni ay général Cheikh Gueye wala ñeen ñoo xam mënu ma leen tudd ñoom ñëpp am nañu expérience bu wóor ci côté boobu la gendarmerie ak la section de recherche ak yeneen éléments yoo xam ni sur la police par exemple nga xam ni ñoom depuis 2014 ñu ngi def ay formations sur les techniques d'endoctrinement sur beaucoup de choses donc yaakaar naa ni suñu force de sécurité et de défense gàcce ngalama ci wàllu renseignement ak ci wàllu lëkkaloo waaye tamit fagaru du doy. fagaru du doy ci loolu sax gis nañ ni yeneen réew yi lanu fagaru teewul ba ñu leen bëggee laal nañu leen est-ce que foofu également waruñu xoolaat matuwaay ci wàllu kaaraange ndax bu ñu seetloo itam lu ci bari ñu ngi xaar xëy na ndimbal bay jógee biti réew maanaam yeneen réew yoo xamante ni ñoo leen di ñëw dooleel ci wàllu kaaraange est-ce que tamit jotul ñun suñu réew yi Afrique yi ñu xool daal maanaam teg benn stratégie bu dëgër boo xamante ni tey jii dinañ mën a fegu ci yu mel nii. waaw ci anam boobu fagaru du doy mooy ni ñu ko waxee am na réew yoo xam ne ñoo ñu ëpp doole foofu États-Unis France sax dafa mel ni daanaka attentat yi am France amul sax ci benn réew bu mel Niger je veux dire li ñu leen attaqué bari na donc mooy tey mbir mi dafa nekk loo xam ne dafa daj àdduna wërngël képp ba nga xam ni kenn mun ni mën naa ci mucc lu bu fekkee du suñu ndogalu borom parce que guerre bu bees la boo xam ni armée yi ñu am ak waxuma Sénégal ak ñëpp benn armée préparé parce que guerre bu yàgg suñ ko masaan a wax day am ñaari armée yu jaamaarloo kee taxaw fee kee taxaw fële mu am benn front kenn gagné kenn am défaite léegi nag li am guerre mooy guerre asymétrique ki ngay xeexal xamoo ko gisoo ko yenn saa yi xamoo kan la wala mën na am sax mi ngi sa biir kër déjà sa kër lay yeewoo xam noonu bu bees boobu nag boo ko amee da ngay waajal outil yu bees kooku yaakaar naa ni armée bi ñu ngi ci def ay réflexion suñu gendarmerie suñu police mais moyens yi des na moyens yi du ci ñoom rek mais même CEDEAO bi Mali taxawee def nañ ay réunion yu nekk mais ci cëppaandaw ga dañu mujj wooy France wala ñu wooy États-Unis wala ñu wooy Union européenne G5 Sahel mi ngi def liggéey bi am solo ak les pays du champ la commencé boobu ba léegi ñuy jéem a taxawal benn armée mais ci cëppaandaw ga toujours problème moyen mooy am même li ñu tudd la force multinationale pour combattre Boko Haram fële ci Nigéria gis nañ nga xam tamit finalement il a fallu que États-Unis wala ñeneen dugal seen loxo loolu mooy wane ni gaa am nañu yéene am nañu xereñ ci wàllu kaaraange mais yenn saa yi mooy des. G5 bi lu ñu ci war a dooleel donte wax nga ko léegi ñi ngi def liggéey bu am solo mais aussi yaakaar naa moyen du doy aussi. waaw G5 bi c'est surtout ci wàllu ñu commencer daganal au moins li ñu tuddee la poursuite hors des frontières parce que tey yenn saa yi boo dàqee benn terroriste bu duggee benn dëkk il faut nga xaal 3 heures de temps wala 4 heures de temps pour am autorisation réew moomu pour dugg foofu pour dàq ko wala yenn saa yi tamit yenn information yi du circuler mooy wane ni réew lu mu jël ay matuwaayam mënul fexe mukk ni man rek mën naa ci mucc bu fekkee amul ñu ko dooleel te tamit militaire kese du faj affaire bi bu fekkoon militaire rek mooy faj affaire u terrorisme kon tey Afghanistan Taliban du fa nekkati donte américains yi dafa ñu fukki at ak juróom français yi ñu ngi nord du Mali indi nañu fa Serval indi nañu Barkhane mais ba léegi terroristes ñu nga fa donc yaakaar naa ni ñaari stratégie yi la ñu war a taxawal te ñoom ñaar ñooy ànd di mottali konte benn bi mooy fagaru bi mooy la prévention en amont ci wàllu éducation ci wàllu li nga xam ni mooy inclusion sociale développement xale yi tamit ñu jublu seenum xëy jëm leen orienter jéem a répondre à leurs angoisses mais aussi ci wàllu militaire li nga xam mooy urgence sécuritaire yi nga xam moo am ñu mën a fexe ba nuñ koy faje te àndandoo ko parce que bu amul stratégie régionale du dem bu yàgg bu ñu daan évaluer yu menace dañ naan réew sàngam de est-ce que am na ñu radicaliser ñoo xam mën nañoo passer à l'action léegi loolu xewi na parce que les critères d'évaluation de la menace ont changé léegi li am mooy musiba bi mën nu jógee fu nekk te frontières yi nga xam mooy frontière u Mali nekkul problème pour Mali kese dafa nekk problème pour dëkk yi am ak moom frontière yépp bul fàttali ni Mali lañ jógee attaqué Grand Bassam Mali lañ jógee attaqué Niger ci Tazalit ci région Bani Bangoum nga xam ni Moujao moo fa nekk Mali lañ jógee attaqué Burkina bi ba nga xam ne lii tas na fa tey donc fagaru gën a surtout réew yi gën a def maanaam coordination li ñuy wax coordination ak ñu koy jaajëfal bu baax docteur Bakary Samb nga nekk directeur Timbuktu Institute ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci teewaay